برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu Medina Baye moo waral fond Medina Baye jëmmal ak yaatal ay liggéeyam. fond Medina Baye dañ koy sant ndax étape bi nga xam ne ci fond bi ñëw na defal ñu xéwal yi ndimbal lu mag li fekkoon na école bi soxla woon na ko sama mbokki taalibe maa ngi leen di ñaax lépp loo xam ne li fond bi woote na ko ci lu aju ci xidmaal Cheikh Ibrahima xidmaal xam-xam ngeen taxaw ci bu leen ci kenn jiitu. mën ngeen a yónnee seeni ndimbal ci numéro yii di ñëw Orange Money ak Wave ci 77 481 04 04 code marchand ci 24 04 84 wala ngeen yónnee ci Free Money 76 266 68 68. fond bi amul projet bu ëpp néeg baay bi bu dee 100 millions pour mu baax dinañ ko def ci àddina bi yëpp ci diaspora bi ngi defar un appel solennel di wax ne fond bi bu doon réhabilité néeg Baye Niass bii rek jar na lépp lu nit man mu def ko ci maktab bi nga xam ne fond bi moo koy àggali te ñu ngi ci nii ci raax bi pour que gan yi mën fa dal aussi en masse mu nekk benn R+2 boo xam ne lu néew capacité d'accueil bi suñ ko utiliser ci gàmm gi mën na jël 1000 personnes. ngir am ci ay leeral mën ngeen a woote ci 77 481 04 04 77 527 67 67 77 354 95 56. kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara ah yéen di ngeen di wax money make the money ah voilà donc dañoo bëgg xaalis bon ay foog ñu joxe xaalis pour am xaalis yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa leen ko wax ah du man maa ko wax sax waaye bàyyi moo ko wax ah moo ko wax ci ay baytu yoo xam ne def leen nii bon di ngeen am lu ngeen foogutoon ne mën ngeen ko am te bii ci la bokk fond bi géntuñ ko woon waaye gis nga tëb na rek feeñ ci àddina bi fànn lislaam yëpp nag mate suufiyanke yi sax ñoom mujj nee nañ sax suufiyanke yi ñoom ku ci laaj bu la tontoo comme ñoom xol la ñuy demee da ngay daanu ñu tuur la ndox génne nag fii lañ ko jox titre cheikh al islam nag mooy sëriñu l'islam ndax l'islam nekkul rek benn matière première boo xam ne dañ koy consommer comme dugub ji rek nga yéey ko déedéet dañ koy wol soq ko ndeng maam lay ko sànqal si féete fële cox bi fee nga am sunguf nga tay ko nga am cere nag ñu doog ko mën a consommer moo tax l'islam bi dafa ne am l'islam am liimaan am lixsaan du caageen l'islam dafa nekk fii liimaan nekk fee lixsaan nekk fële déedéet benn pepp bi rek la ñu ngi mel na nga ne pepp bi maanaam sunguf si ak cere ji lii nag yàlla moo yónni Jibril mu ñëw ci melokaan doomu aadama hadis bu siiw la ñëpp xam nañ ko ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk Seydina Omar moo solo hadis bi ñu ngi toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam góor feeñ mi ngi sol yu weex karaw gi ñuul muy gan gisuñ ci moom mandarga tukki mu xuus ba ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sukk ci kanamam sa oomam yi ci oom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg loxo ci lupp yi ne ko dama ñëw pour nga xamal ma luy lislaam mu ne ko lislaam mooy nga seede ne yàlla kenn la Muhammad lañ yónni nga taxawal waxtu yu juróom génne asaka woor weeru koor aji màkk soo ko attane góor gi ne ko sadaqta dëggu nga Omar ne góor gi ba muy laaj dafa mel na ko xamul waaye buñ ko tontoo dafa dëggal mel na xamoon na tontu bi bu diine bi yemoon foofu day jàll di jóg dem mu ne ko luy liimaan mu ne ko liimaan nag mooy nga gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm malaaka yi gëm bésu penc gëm atte yàlla muy lu neex di lu naqadi góor gi ne ko sadaqta dëggu nga luy lixsaan rafetal gi mu ne an taabudallah kànnaka taraahu rafetal gi nag balaa jullit di egg ci rafetal diggante mag boromam wala ci diine l'islam mooy muy jaamu boromam muy jaamu yàlla ba mel ne mi ngi koy gis in lam takun taraahu bu fekkente ne munoo àgg fa nga koy gisee munoo egg ci niveau boobu wala daal doo ko gis fa innahu yaraak xamal ne moom mi ngi lay gis mu ne ko kañ la bésu penc
yonent bi sallam ne ko fii nag ki ñu laaj ëpp ci xam-xam ki laaj mu ne ko luy mandarga yi mu ne boo gisee waa kaw gi sàmmkat yi di rawante gën a kawe taax xamal ne bésu penc jege na boo gisee taara sukk jur sangam xamal ne bésu penc jege na ci benn riwaaya mu génn mu ne Seydina Omar wool góor gi Seydina Omar génn mu ne moom de réer na yonent bi saa ne Jibril alayhi salaam la moo ñëwoon xamal leen luy seen diine moo tax nag pour nga nekk cheikh l'islam foog nga boole ñett yooyu maîtriser ko am ci maîtrise maanaam l'islam bi mooy charia bi mooy loi religieuse bi mooy atte yi lii dagan na lii xaraam la def leen lii bàyyi leen lii liimaan bi nag foofu boo xoolee l'islam bi cër yi féeti biti ñoo koy jëfee ñu ngi ci question nag diggante ñaseen ak maanaam tijaniya wa hakaza bo donc l'islam cër yi féeti biti ñoo koy jëfee pourquoi parce que mooy suura diine bi mooy yaramu diine bi kon yaram nit ki mooy jëfee yaramu diine bi julli da ngay jublu xibla nga kàbbar loolu dafa yarame koor da ngay bàyyi lekk ak naan dafa yarame asaka dafa yarame parce que dañuy xayma alal wala nature nga génne ko joxe ko ñu ko yelloo lu ci topp aji màkk boo xoolee manasiku hajj yëpp maanaam tous les rites du hajj tamit ay yaram bee koy def yaram weey wër kaaba bi tawaaf yaram bi mooy dem safa am marwa yaram bi mooy dem muna mooy dem arafat mooy dem musdalifa for xeer sànni jamra donc l'islam bi yëpp dafa yarame l'iman nag mooy ngëm c'est la foi nous tous nous savons que la foi ne réside pas dans un organe externe ngëm du nekk ci loxo du nekk ci tànk du nekk ci nopp am na suux bu nekk ci biir dënn ñu koy wax xol foofu la maanaam ngëm gi tëju kon nag bi ngay jaamu yàlla ci sa yaram kooku yaa ngi ci ibadatu donc les règles les préceptes par lesquels yaa ngi koy jaamoo yàlla waaye boo ñëwee ci maqaama liimaan léegi yaa ngi nag sàkku nekk wut li ñuy wax ubudiyatu là maintenant c'est le cœur qui rentre en action du sa yaram rek moo war a jaamu yàlla xol bi tamit dafa war a jaamu yàlla quelle est la différence yaram wi day topp ndigal yi moytu tere yi xol bi nag mooy makkaanu yàlla gis nga yàlla bu màgg bii bu sàkk suuf ak asamaan bi nga xamee amul fu mu door amul fu mu yem moo wax ci hadis qudsi ne laa yasaw ni ardi wala samaay sama suuf yaataluma sama asamaan non plus xejuma ci yasaw ni qalbul abdul mumin maa ngi xej ci sama xolu jaam bi gëm beneen hadis ñëw qudsi mu ne je fais le tour du cœur de mon serviteur damay tawaaf damay wër sama xolu jaam 7 fois 70 fois 700 fois par 24 heures désirant y pénétrer bëgg tàbbi ci xol boobu waaye bu ma ci nemmee ko lu toll na miskaala zarr lu dul man du ma tàbbi maanaa ci xol boobu kon nga gis boo amee gan il faut fa nga koy dalal da nga koy setal da nga koy lal da nga koy xeeñal doo bàyyi xale yi ñëw di fa foo di fa cëppi lu ko mooy gan bi bu ñëwee mën na leen ne dama fi romboon rek ñëw fekk néeg baa ngi fees dell ki gone di foo di yéeg di wàcc di tëb dal néeg maam kenn balewu ko kenn lalu ko boo moytul mu ne dama fi romboon borom bi tamit noonu la mel xol bi bu fekkee lu mel toll na misxaala zarra lu dul yàlla parce que nit ki dafa am ay préoccupation ay sentiment ay passion ay désir yoo xam ne ñu ngi fees dell ci xol bi ay expérience ay connaissance yoo xam ne depuis bi ko yàlla maanaa toqee muy toqab maniw la commencé jóge ci environnement dégg nga maam divin parce que ñun ñëpp nous étions dans l'environnement divin ñu ngi dëkkoon ci environnement boo xam ne bi maanaa ci nekkin boo xam ne bi xadara yàlla bi kese la woon xamuñu woon leneen lu tax parce que ruux lañ njëkk a nekk biñ laajee yonent bi salaa sallam luy ruux yàlla ne ko yasalunaka anil ruux uli ruux min amri rabbi dañ lay laaj luy ruux nee leen ruux mbiru borom bi la ruux xamul kenn xamul lenn xamul dara yëgul sax nekkin yàlla rek lay yëg moo tax malaaka yi bi leen di yàlla sàkk ci dimension ruux la leen sàkk moo tax malaaka mënta mooy parce que amul moyukaay léegi nag lan mooy moyukaay dinañ ci ñëw aywa ruux bi nag ba nga xamante ne xamul leneen lu dul yàlla moo ko tere am lu ñuy wax loi de comparaison parce que boo xamee ne lii dafa màgg day fekk nga xam lu ndaw boo xamee ne lii dafa am day fekk nga xam lu ñàkk boo xamee ne lii dafa mandarga melokaane nii
c'est que li ko contraire bi da nga koo xam waaye bu fekkee ne yow te unilatéral xamuloo lu wàññeeku xamuloo leneen lu mat rek nga xam doo mën évaluer doo mën estimer à sa juste valeur bien que yàlla kenn mënu koo peeg waaye nag doo mën a yéemu ci màggaay yàlla parce que xamuloo leneen lu dul yàlla tabaaraka wa taala lii moo tax yàlla sàkk nafs nag li tubaab di wax ego ñëw nekk le contraire du ruux xam boppam xam lu nekk nag ba pare réeree boromam mbokk yi parce que ba mu sàkkee nafs ni ko rasul salaa sallam waxee def na ko yow la kan bakkan bi ne ko man la kan mu ne ko yow la yow mu ne malaaka yi mbugal leen ko delloo si leen ko yow la kan man la kan yow la yow xikma la c'est une sagesse divine yàlla loolu la ci doon wut wante bi mu jaaree ci xeetu mbugal yëpp borom bi ne arrêté leen mbugal yi léegi bu mu lekk bu mu naan ñu bàyyi sa waay lekkul naanul ba sonn lot ñu indi ko borom bi ne ko yow la kan mu ne ko man la sa jaam man la kan yow la sama borom mu ne ko al aana yaa ngi soog a dikk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne lii moo tax yàlla farataal koor suñu kaw lu tax parce que nit ki tant que mi ngi wóolu boppam mi ngi soree yàlla parce que mi ngi yëg ne moom nekk na mi ngi yëg ne moom mën na mi ngi yëg ne moom xam na xam nga tawxiid dafa baax ci jullit yàlla bëgg na ñu jaamu ko sant na ñu jaamu ko waaye nañ sellal liñ koy jaamu wa ma umiru illa li yabudullah muxlisin lahu diin digaluñ leen lu dul ngeen jaamu yàlla waaye ngeen sellal li ngeen koy jaamu loolooy diine ñu ne luy lixlaas mu ne qul huwa allahu ahad ne yàlla aji wéet la allahu samad il est l'absolu lam yalid jurul maanaam dara génnut ci moom walam yulad juruñu ko génnut ci dara walam yakun lahu dara yemul ak moom dara dendut ak moom dara nekkul ak moom kufuwan ahad aji wéet la jullit bu nekk nag war na góorgóorlu ci diineem du topp ndigal yi mooy tere kooku mooy introduction bi mais war na góorgóorlu ba nemmeeku ba di xemem boromam ba dajeek boromam ba am certitude pleine certitude que yàlla rek kay yàlla lu dul yàlla neen la ñëpp a ngi koy wax lu dul yàlla neen la ñun xam nañ ne neen bët mënu koo gis nopp mënu koo dégg loxo mënu koo ŋëpp waaye koo ne nag neen nga mu mer boo ne mënoo wax ne mur bi neen la mënoo wax ne lumière bi neen la mënoo wax ne kàddu bi nit kii di wax neen la wante te pourtant nee nga lu dul yàlla neen la yàllaa ko njëkk a wax zalika bi anna allah huwa alxaqu mu ne yàlla maanaam mooy dëgg wa annama ta'uduna min duni lu ngeen di énumérer lu dul moom li huwa al baatil kooku neen la donc loolu c'est une équation que tout musulman doit élucider jullit bu nekk loolu war na leer ci yow laataa ngay dellu si borom ci sa borom ne sa borom daal mooy dëgg mooy li fi nekk mooy li am lu dul yàlla maanaam neen la neen nag mooy loo xam ne mosta nekk mosta am du am ba faw amul fi ñu toll fi léegi nit ñi nag mën nañ gëm passé bi ak futur bi waaye présent bi mooy problème bi mbokk yi fii nga toog léegi ñu ne la appareil yi neen la asamaan si neen la suuf neen la mais pourtant dëgg la neen la mais tant que xamuloo naka la yàlla nekkee dëgg doo xam naka la naanaa mbindeef nekkee neen tant que demuloo ba gis ne mbindeef mi neen la doo xam mukk naka la yàlla nekkee dëgg yal nañu yàlla maanaa gindi ci loolu barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan